المنى ببسر وتامين ومولاي عبد الحمد لله الذي جازي Touba, un point de départ au mois de Ramadan de l'an 1312 de l'hégire 1894, dans la mosquée de Touba inondée. Le Cheikh Ahmadou Bamba reçoit l'apparition et la parole du Seigneur des messagers, Mohammed, paix et salut sur lui. C'est alors qu'il signe le pacte d'allégeance qui liera toute sa vie à la khidma, c'est-à-dire au service de Dieu et de son prophète. Son entretien avec le sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko tegtal sëñ Touba sëñ Touba wax ni dallani allahu ala muhammadin wa xaadali muhammadin dallani allahu ala xayril wara wa xaadali xayrul wara lizil wara sëñ Touba ñëw ba yegsi am accès yàlla ni ko waajaa ngi ne demal jaar ma ci moom. foofee fa buqaatul mubaaraka lu ne xew na fa ci digganteem ak gaañi foofee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon dem naa fa yàlla sàkku ca moom bu dénk la alquran ak hadis. sëñ bi la muy jub adda gi nii nee na Mouhamadou Salim moomee ànd ak ñaari gaayam ñëw waxtu takkusaan siyaare si Serigne Touba àndaale ñaari xaaju Buxaari yi kere biñ ñëwee sëñ bi dana leen kuntu ba'da salaatin ma'a rasulillahi fa qaala li inni talabtu laka min rabbil izzati an yaj'ala al-qur'ana wal hadith wadi'atan lak. léegi nag moom Sayyidina Muhammad ko jaar yàlla ci moom yàlla dina la nangul waaye boo gisee Serigne Touba wuuteeg gaa yi fi nu jaar yonent bi mooy moom yàllaa ko jox ndigal. xam nga soo jëlee 100 millions fekk Saliou Samb mu toog nga may ko ko yaa ko jox ci coobare dinaa kontaan na waaye bu ma tegee baraada aw ma naanaa ni la may ma naanaa maa la ko sant li muy ndaw ndaw pourtant ñaari jëf yu wute na de bee rëy na trop waaye yaa ko def ci sa coobare bii ma la sant moo may gën a bégloo ndax dégg nañ li ma bëgg a wax Jibril alayhi salaam daa xool boppam taar bi ko yàlla bindeek melokaan bi tax mu sujjóotal yàlla fukki junni rakk bi mu siggee yàlla ni ko loo ci jublu mu ni ko ni nga ma bindee sama melokaan wii laa xool di la sant fukki junni rakk yi yàlla ni ko aw xeet a ngi ñëw ca mujjug jamono du nu njool du nu gudd fan waaye seen ñaari rakkay suba seen ñaari rakkay fajar moo ma gënal sa fukki junniy rakk yi ndax maa leen ko sant lii sa jëfi coobare la. sëñ bi dana leen maag yonent bee nekkoon fii léegi ginnaaw bi ma sëlmalee takkusaan yonent bee ne ma dem naa ca yàlla ba na ko jëlal alxuraan ak hadiis dénk ko Ahmadou Bamba moo tax mu sañ a wax sunil hadiis wal furuu' al kitaab kon mën naa joxe ñu sàmm ko ndax moom lañ ko dénk foofu la amee woon. fi la sëñ Touba wuuteeg ñi dawoon song njool mag mu dem ba dem jot 124000 baax nanu waaye est-ce que ginnaawam affaire bi dina continuer mu ne yàlla léegi comme chantier bi moom def naa ci li ma tollool dama bëgg ku téye maintenance bi na Ahmadou mi téye maintenance bi tenir li des ci àdduna bi mooy raama rasulullahi min ilahi kawni xadimuhu wa abdullahi ala allazi talaba kawni al qadim lahu salama zil bariyatil qadim sëñ Tuubaa nee na ma déglu yàlla waxal ma boppam ne ma demal mooy ndigal li ne comme moo sàkku nag ni muy gërëme jëfi ki nga xam ni moo sàkk mu jëfal ko bokkul ak ni muy gërëme jëfi ki ko jëfal ci coobareem fii la sëñ Tuubaa wuteeg ñëpp yàlla tegtal ko njool màkk sëñ Tuubaa wàcc ci njool màkk nag liggéeyal ko liggéey boo xam ni monsieur su la gis liggéey bu mel ni moom tey waaja daa way ngeen ji yonneen
yeneen fal ko muy xutbu boromam li tax way wi walaf te ma dégg yaaramoo dama nar gaay jàngul xam boromam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may géwal sëñ naa waree luy kañ boromam ma nit li fi jaloore te su li fi ndam te waxar baax yu tax ngeen xam boromam. Le Cheikh prend l'engagement de supporter les épreuves de l'homme parfait, l'homme modèle, représentant de Dieu sur terre. Il quitte Touba pour rejoindre Mbacké au Jolof dans le nord du Sénégal et poursuit ainsi le chemin de sa mission sacrée. mu ne tanzilu man minni lahu askaru ma xalazi waxa fi Dakar yàlla fëgg Jibril na ko xooloo xol bi mu ne baa mu lox ci ne metti na ma alak ko léegi alak kum àndal nee na bi Jibril li ñoo dama def istirjaa ñett la fekk ci man as-sabru wa shukru wa rida yàlla jërëjëf yàlla muñ naa loo ma teg neex na lii la neex ci man jërëjëf nangu naa te guddi yoo xam ne lekkul naanu Cheikhul Khadim fii lañ ko téyee ci Ndakaaru ku koy wéttali amul te weeru koor la du weeru koor moom mooy féete woo koor dakk ci gàmmu la du weeru koor dakk ci gàmmu la mu woor ba ngoon bëgg a dog ñu dugal ko ci néeg bu tàng boobu moo tax mu ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira sabuta tarat ila jihadi bil armahi nafsi wala ki dabba anil ma bu ma fàttaliku sama ñetti guddi Ndakaaru yee xat-xat yee néeg yaa coono yee jihad rek laay bëgg a def rasulullah ne ma bu ko def foofu lañ ko téye ñaari fan yoo xam ne nekkul noonu lu ci may leeri borom ci biir néeg boobu ci biir néegam boobu ci xott bi dalee ki ràbb la taxaw kenn wéttiwul sëriñ bi moo tax kenn du sëñ Tuuba déggu nodd mbaab kàbbar te teewul lu taw ak lu liw cey boromam du tabje ba tiim du wuti musul di maamoom du gappuru bis du wéeru jilil boromam du yeexal wenn waxtu te mos la fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel yo koy laaj du denc alal du dul téere boromam du tox di tëjoo ki dëkkaay leen ci ay kër weeta ma nga ca yonneen mbaa boromam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba rek day mos ngir boromam di far ay moy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sànju boromam bu nati jógaa ba jëm si ci ak njabootam mu dar loo ko ngir ànd ak boromam yërëm ndaw xamal na leen yoonu baatin teral naw mag ba jëbaleen boromam. L'homme de Dieu devait continuer sa mission au début du mois d'août 1895. Une pluie de mensonges et de diffamations fut déversée sur le cheikh, accusé d'être un ambitieux et un semeur de troubles. amul moroom li mu jëf kenn jëfu ko. boole ko xol bi du lox. te du tiit te du jax boole ko muñ. le 21 septembre ñu génne ko muy exilé ko. def gaaw mu bàyyi bokkam bàyyi ñëppam na ko suuri xàll. wala ahlu ta'andi tafaraqat li ma dexee la di anul ma diw xasiir amatuma kër gent na gisatuma Moustapha gisatuma Fallou Mouhamadou Lamine tàggoo na mag ñëpp Rasulullah bëgg ko rek ma ko yóbbee bu ma ko nattal mu gàtt bala ma bàyyi daa jot suuri xàllat Allah amatuma kër bi xilaaji xut bil asr isbana annahu yulinu xuluban ba'da jam'i shawaridi gaawu la déq kenn wettiliwu ko kenn àndut ak moom te tubaab bi mayoon nañ ko liñ mayoon Samori fukki nit mu ne bu kenn dem man képp Samori nañ ko fukki nit yu mu àndal pour bañ ko dugal nañ ci Sëñ Tuubaa ku ne yeggee ci biir Gabon dara la ci leeral inshallah kere bi mu takkee gaal gu ndaw lañ ko dugal gaal gu ndaw gi déqi yóbbu ko ci gaal gu mag Sëñ Tuubaa dañ koo tooñ biñ koy atteel amut avocat kuy layel sëñ bi néew fa ku koy tegi tuuma fa ne bañ koy yóbbu xamuñu fu mu jëm ci biir gaal gi la xamee ne Gabon la jëm bi muy jógee Ndar di ñëw Ndakaaru xamul fu mu jëm bi muy ne ci biir gaal gi xamul fu mu jëm benn waaye na ko ma yow ndake Gabon nga jëm foofu la ko dégg ci biir gaal gi la jógee nag Gabon la jëm waaye teewul mën a allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu fil madina yàlla ma xamal ne man maay xadimu rasul maa koy liggéey. Sa voix, le mouridisme, fut traitée d'hérésie, de vagabondage islamique et tous les qualificatifs susceptibles de soulever ses compatriotes pour informer contre celui que Dieu et son prophète avaient investi de la mission de rédempteur et de sauveur. gaal gi déqi moom Cheikhul Khadim kenn andut kenn ñëwut
mu ne dellu leen ca kër ya ana lam ashab illa li xidmatin xumtu biha wa silahuha fi hasa safar faqat damay wuti loo xam ne mënta ñàkk te bu ma ko amee yëpp yi ngeen jariñu xaareel ma ñëw dellu leen ca kër ya sëñ Maru bëggay nee ma toog ci genn wet di xalam sëñ Tuubaa rek cay bu demee fu ñu jëm ay fu ñu koy waxee saa xel ba yàgg ma dégg kaddu gi riir ma ru bëggay dellu leen ca kër ya ak ñoo noppal ma ru bëggay dellu leen ca kër ya boobu mag ñi ñu ngi ci Ndakaaru di ko topp dañ topp Cheikh Ibrahima Fall mag ñi doon gunge keroog mu ne dellu leen ca kër ya tukki bii doo leen ci dégg siggil ndëggaale sab sëriñ wata bi dox ci biir gaal gi daw lu bari ci biir waxtu julli jot Xaadimu Rasuul problème baa ngoog julli jot tubaab yi di ko kangatloo tubaab yi di ko ñaawal di ko reetaan di ko mokke na ko julli gi jot na waaye ku joxe farata 45 naafila 45 minutes farata yàlla doo ko faat dëgg la de mu jàpp mu sell ñu ne ko du ci gaal gi nag te sëñ bi daa bari jom kenn ko ñaq-ñaqal moo xam ne yàlla leen sàkk géej gi mu ne tegg ci buntu tefes gi na wurru gi der bi waxi wolof yu leer la ko wax bu la gaal gi raw der bi ak gaal gi noo ànd sëñ bi cëppeelu nee na bi mais julli bi avant bi gaal gi déparé la wala julli bi ci biir bi ñuy jub Conakry diggante Conakry ak Ndakaaru la julli gi amee fekk gaal gaa ngi daw ci biir lëggub géej la jullee wut ci wet jullee wut ci tefes négut ba fu mu jege daa wut fu mu xamut te moom mës sëñ Gana non sëñ Gana nar la ko gisee non sëñ Gana ndax bi muy julli gaal gaa ngi daw wala gaal gi da koo xaar mu julli ba gaal déggoo ma ne dane wurru del bi na ko xaar ma na der bi bu la gaal gi raw la ilaha illa gaalub tubaab dina ko xaar wa fil bahri sallallahu alayhi wa sallam la yow tam amoo autorisation noonam la allahu akbar Xaadimu Rasuul xalatu kulli li karimin wa baxa tawdiha ikramin wa xultu baxbaxa laka xitaabi zakiran muwarrixa ay xaama wayni zukraka muwarraxa. Les soldats envoyés contre le cheikh ne purent l'arrêter, car la protection de Dieu était sur lui. Il rejoignit alors de lui-même Saint-Louis, où il fut emprisonné. Sëriñ bi def na 38 jours Ndar moom lañ ko fa téye. lan lañ jëkk def Sëriñ Touba li tax muy numéro 4 te defe naa kenn déggagut 5 6 amagut wootee buñ ko numéro 44 kenn wootee gun ne maa ngi màggalal sa maam mooy numéro 65 te 84 la ñu woon kenn di 4 lu tax mu doon 4 du bat si yu ni takk de mujj ñu ko woo de woowuñ ñett woo ko de daa am lu mu sowee tax muy 4 moo tax déggoo 5 doo ko dégg mukk tubaab bi daf leen a dajalewaat ñu ñëw mu woo ñi mu woowoon la moom lañ njëkk a def sëñ Touba mooy boole gaynde ca Ndar gaynde gay waalo la jóge tubaab bi xiifal ko ne yéen ñii signé leen bàyyi joxe asaka tey fay lempo fii amul julli amul tudd yàlla amul nangam ku ko nanguwut ñu faat la gaynde ngi fii gi xiif ñu boole la ak moom. Il rejoignit alors de lui-même Saint-Louis où il fut emprisonné. À partir du 10 août 1895, le cheikh fut l'objet de plusieurs épreuves, parmi lesquelles celle du lion affamé du jardin zoologique de Sor. Ce jour, il fut enfermé avec un lion qui se montra aussi docile qu'un mouton. te yonent bi wax na ma ni dina ñëw nee na ma xaar yonent bi tubaab bi yaakaar ne damaa ragal a dugg as diir njool màkka yegg si ma waaxu dugg nee na leer googu paralysé gaynde gi dox ba ci man daal di boof nekk ci sama wet ba ñu naagu ni bu fekkee gaynde gi kuy jëflanteeg man na ba bu fekkee kuy jëflanteeg man la jëflanteeg nag man ba noppi Seexul Xadim nee na ñu daal di ubbi bi ñu ubbee ki njëkk a ñëw di seet dafa mel ni gaynde gi daa xabtalu dal ci kawam fàdd ko léegi nag ñu génne borom Touba gaynde gi fàdd kenn ci ñoom bi mu fàddee kenn ci ñoom nag xabtalu mënatuñoo fexe ba gaynde gi dal mbaamu réglé ñu fetal ko ñu dóor gaynde gi ay bal mu faatu léegi nag ki leen luy woon gaynde gi porté leen plainte jafe-jafe am na foofu moom ñoom nasaraan yi am nañ jafe-jafe ak ki nga xam ne moo leen joxoon gaynde gi ne wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidq wal ixlaasi wal xasan fala yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqayat tuxnihi anil kinani mooy képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ngay liggéeyal waaye musaahiba sidq wal ixlaas nga ànd ci akuk dëggal akuk selal fala yaqaafu bu mu ragal wala yarju bu mu yaakaar pour ragal ay lor bul yaakaar kenn ku dul yàlla ndax nee na kaaraange ak yàlla dana la bàyyi ko ci wet gu nekk ñëw gunge la wéttali si la kon béréb bi it bokk na ci béréb yooyu nga xam ne ñii ñëw Ndar di màggal si war nañ di ko vérifier bu baax di ko gëstu ndax da ngay dégg ñu ne boole woon nañu Sëñ Tuubaa béréb sàngam gaynde waaye fii ñu nekk tey ci toolu buur fii ci Ndar
boole woon nañ fekk Cheikh Ahmadou Bamba ak gaynde ngir jublu ci lu ko lor waaye gis nga la mujj lépp waxal na ko boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam senge ko aar ko ci fànn yëpp gunge ko wéttali ko yëgal ko ne ko sama xarit nga sama soppi nga te loolu fii la amoon ci béréb bi. Le cheikh paisible et sage déclara toujours: jamais je ne porterai préjudice à qui que ce soit.